Walfadjri. asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna wërngal képp su ko defee ñu egsiwaat ci beneen numéro Walf Grand Place tey àllarba ñu dalal gan goo xam ne ni moom xam-xamam yaatu na lool ci wàllu koom-koom ni muy doxee muy professeur Abou Wele ci waxtaan wi xam naa léegi daañu ko jox mu nuyoog ak askan incha allah ñu fas yéene waxtaan nag tey ci tomb bu am solo muy lu jëm ci suñu wàllu koom-koom suñu économie naka la ñu mën a demee ba nga xamante ne daanaka lépp dañu rëcc nekk ci loxo yi nasaraat yi nekk ci loxoy ñeneen loolu nag mën nañ koo cee joxe misaal lu mel ne accord de pêche ak lu ci mel ne péage bi ak yeneen ak yeneen bu ñu tijjee waxtaan wi incha allah daañ ko gën a yaatal waxtaan wi nag ànd nañ ceeg ñi ñu daan àndal bokk na ci professeur Cheikh Oumar Diagne muy kon consultant moom itam di économiste xam-xam yaatu lool ci wàll wi mu di ko jàngale bu waxee incha allah di ngeen ci xam lu gën a yaatu foog naa sax min ngeen ko ci tomb yooyu daañu ci ànd ak tam ki nga xam ne nii moo di Mamadou Ibrahima Fall moom négociateur international la conseiller en diplomatie économique daañu ko jox incha allah mu nuyoonteeg askan wi moom itam waaye ñu tàmbaleeg professeur Cheikh Oumar ñu bàyyi la nga nuyoonteeg askanu Sénégal am mbégte àndaat ak yow ci waxtaan wi. jërëjëf Pape Maguette waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbégte la ñu dellu soit encore beneen yoon seq tomb waxtaan bu am solo bu laal koom-koom ndax bëri na lu ñu sàgganee ci réew mi ci ay waxtaan ci topp actualité ba bàyyi li nga xam ne mooy li gën a amal solo askan wi donc tomb bu am solo bi nga xam ne macha allah di la ci nuyu di la ziar di am mbégte nag taseek sama sëriñ nag ndax kii moom dafa dépassé le économiste donc Abdou Wele moom chaque fois ñi koy suivre yëpp di am mbégte toujours di ko topp ndax dafa boole ñaar yoo xam ne dafa xaw a jafe bi si njëkk mooy lucidité dafa am lucidité ba pare tamit dafa am générosité si joxe xam-xam muy borom xam-xam bi nga xam ne wax dëgg yàlla kenn werantewu ko am xam-xam gu sell te leer ndax bëri nañu jàng te amuñu xam-xam waaw mais moom macha allah boole na jàng ak xam-xam te dafa jafe moo tax maa ngi ñaan yàlla jotaay bi am solo ba lépp luñ ci séq mu nekk tawfiix ba pare nekk njëriñ ci ñuy déglu ndax moom ku déglu rek da ngay jëriñu donc di kontaan nag gis sama sëriñ sama benn sëriñ mais moom taalibe abu la moom mooy premier bëkk nekk moo di Ibrahima di kontaan lool si analyse yu riche pertinente yi xam ne mu ngi koy baaxee askan wi wax dëgg yàlla jëlee ko ci parcours am bu am solo ak xam-xam bu yaatu bi xam tamit amu ci benn iñaan da koy joxe te yàlla rek tax donc maa ngi njort ni émission bi wax dëgg yàlla dina nekk xéewal bu mag a mag yàlla na si yàlla defal tawfiix ba ñëpp ñu déglu jariñu si di nuyu waa Sénégal nag ci biir réew ci bitim réew di leen ziar di leen ndokkeel ci weer gu bees gi nekk weeru Chaabaan bi jërëjëf yaa oustaz xam naa nag bu ñuy waxtaan ci lu jëm ci wàllu koom-koom bi ni ma ko waxee tomb boobu du ñekkit ñu tudd lu mel ne croissance ak développement gi demee noonu ndax Sénégal moom dëkk la boo xam ne foo toll da ngay dégg ñu naan croissance jóge nañ ci point sangam dem nañ ci nangam waaye croissance ndax ëpp na solo développement loolu laaj la boo xam ne nii dañ ko cee laaj boo ko defee kon ñu laata ñu ñëw ci professeur Abou Wele ñu bàyyeeg Mamadou Ibrahima Fall mu nuyoo tey moom juumuma négociateur international conseiller en diplomatie économique gars yi nee nañ nag analyse yi bég nañ ci lool macha allah ko internautes yi jërëjëf Pape Maguette di am mbégte daje fii ak professeur wax na ko léegi fii kër la ndax bu ñu fi dajee di sottante xalaat di sottante ku nekk di jàng sa moroom defe naa Sénégal rek ko waral di am contentement spécial nag ndax dama fi daje koo xamante ne ni ñu ngi xamante ci ITV mu nekk nit ku nga xamante ne ni naw naa xam-xamam naw naa générosité am donc bu ma ko amee muy mag nag ci man am foo xamante ne ni dina ma xelal ndax xam na lu bari ci loo xamante ne ni mi ngi ci réew mi donc Abou ñoo ngi lay jox sa wàccukaay di la gërëm di yaakaar ne waxtaan bii ñu seq tey askanu Sénégal dina ci gis boppam jariñoo ci ba li nga xamante ni moom lañ ci namm yàlla defal ñu ko wasalaam.
jërëjëf Mamadou Ibrahima mbégte la itam àndaat ak yow ci mbir mi mbégte la itam également dalal ci Abou Wele xam nga Abou Wele moom léegi ni nga ko waxee kër la dafa bokk ndax bii mooy 3e fois su ma jumul ci plateau bi ñu ciy daje lu mel ni Petit Déj boo koy xoolit di nga ko ci gis léeg-léeg ci ni mu yéwénee ci li mu xam ak jotam wax dëgg yàlla te jot amul lu mel ni Diine ak Jamono boo ko dee seet noonu kon plateau yi ñëw fii yi fi ne yëpp da ciy intervenir loolu nag li ko indi mooy ni nga ko waxee lucidité boo ko amee am générosité ba pare xam li la war sa diggante ak sa réew te ñun ñu nekk fi ngir askan wi du ñàkk heure bu askan wi soxlaa ñu woo la ñu seq waxtaan xam nga wax nga ko léegi dañuy topp actualité léegi-léeg ba fàtte yenn ci ay tomb parce que fi mu ne viol bi rek le présumé viol la xaw ma ña nga ca loolu diw nangam Sonko nangam waaye itam xëy na naam loolu ña ko war a lijjanti bu jotee daañu ko lijjanti askan wi itam bi mu jotee télé yeeg rajo yi ku ne def na ci li ñu ci war a def mais à un moment donné aussi il faut ñu xam ne am na yeneen point yoo xam ne war nañ ci mën a séq waxtaan te itam wax dëgg yàlla actualité aussi warta mën a taxaw fenn rek day dox daal c'est vrai que nag léeg-léeg mën nañ évoluer mais dem ci yeneen point waxtaan ci leneen day am solo ndax nit ñi waruñu leen rek tënk fenn forcer leen benn affaire ñi ngi ñaan nag lu mu ci mën a doon suñu borom leeral ñu bàyyi Abou mu nuyonteeg askanu Sénégal. waaw Maguette maa ngi lay nuyu. waaw di nu mu tudd rafetlu émission bi. parce que gis naa ne émission bi moom. dafa jóg comme plateau d'excellence. ci may seetaan yëpp. daanaka daal moom laay seetaan. waaw ci xam-xam ak yooyu. waaw di remercier Cheikh Oumar lépp lu ma wax ci moom la nekk. waaw lépp lu ma wax ci moom la nekk. waaw naw naa ko trop respecté naa ko nee naa bu fekkee am na benn prototype d'intellectuel boo xam ne moom la ñu war a promouvoir Sénégal dafay niru Cheikh Oumar wala du doon dara. waaw ndax boole diine ak xam-xam. waaw ak dëggu ak patriotisme ak bëgg sëriñ. waaw Ibrahima ni ma ko waxee noonu la ñu xamante. waaw def itam programme boo xam ne bu mucc ayib maa ngi moom. ma gis xam-xam. waaw gis ne intellectuel kaamil moom la ñu toogal xam li muy def mën ko et cetera ak nag le côté pédagogique bi nga xam ne moom la am. waaw moom boo koy déglu da ngay jàng lu bari. waaw di remercier ñëpp di remercier Sénégal di la remercier yow mi présenté journal bi dégg nga ci sa professionnalisme ak li ngay jox la parole les gens au lieu de faire ton propre show. loolu dafa am importance ci journaliste jërëjëf. jërëjëf Abou Wele bu ko defee nag waxtaan wi dañu koy tàmbalee jox ki nga xam ne nii moom mooy professeur Cheikh Omar Diagne mu introduire ndax noonu lañ ko tàmmoo defee. introduire nag mooy bu ko defee indi tomb bi nga xam ne. ci la ñu war a njëkk a waxtaan. mu yaatal ko. xam naa nag tey dana la yomb waaye tey la lay gën a yomb ndax sa mbir la. dëgg la économie moom ku la xam-xam la ci. boo ko defee professeur. ndax Sénégal dëkk la boo xam ne nii sax bu am économie bu mu moom la. waaw parce que nous avons notre économie à nous. parce que nag lépp pratiquement jël nañ ko jox ko yeneen doomi réew. gis nga ko ci accord de paix yi. gis nga ko ci leneen tax na ba domaine bu mu ci mën a doon ña ci newoon. sonn nañ ba nga xam ne dañ ko fi ne ñukk dem di uti leneen. waaw léegi nag loolu fëtu kan la. macha allah Pape Maguette li nga wax dafa am solo. sujet tey bi moom waxtaan si dina yomb lool waaye itam dina jafe trop. na yomb lool ndaxte ay borom xam-xam yu mag la ñoo seq tomb waxtaan boobu dina jafe trop ndax réew mu lëj la mi nga xam ne dafa am lu bëri li nga xam ne dañ koy wax te fekk faux débat rek la wax dëgg yàlla loolu jarul woon sa waxtaanee fi nga tàmbalee nag ma dama jàpp ni pour ubbi waxtaan bi ubbil ko sama sëñ ndax moom dama ko wóoru te doyloo ko pour ubbil ko waxtaan bi damay wax rek ne Sénégal réew la mi nga xam wala boog benn gros village la ndax man jàpp ma ni sax réew la ndax lu ñuy wax ci réew yëpp Sénégal dañoo nekk dañoo nekk di essayer waaye pour benn gros village bi nga xam ne dafa raté course am maanaam dafa def faux départ li may woowee faux départ mooy nga bokk ci compétition avant arbitre di tirer nga jug yow daw soo nekkoon ci kanam sax ba tey gagné woo doo jël benn médaille ndax faux départ nga def ñun dañoo tabax réew mi ci benn base bi nga xam ne faux départ la balaa ñëw ko économie ba ci politique nga xam ne moo tënk économie bi dañoo tabax Sénégal ci benn pacte bi ñuy wax la pacte colonial ñu bëri dañuy fàtte pacte boobu pacte la bi nga xam ne France ba muy créer les colonies noonu la séqoon ak ñoom dafa leen tënkoon def leen ay moomelam tuddee ko sax benn précaré ba mu si santaane ak di ci dogal ñëpp si doon dogal du woon intérêt waa dëkk yooyu
dafa xool li mu soxla moom pour la métropole mu xool dëkk bu nekk li mu ci mën mu sas ko pour mu defal ko c'est-à-dire kon l'économie depuis la base moom jamono bi ñuy wax ko colonialisme jamono boobu tubaab bi déjà dafa def ay affectation par rapport aux besoins de l'industrie française ne Sénégal na ma jox nangam ci gerte laa fa soxla Côte d'Ivoire cacao laa fa soxla Mali coton laa fa soxla et cetera donc lii économie de traite la muy benn xaaj ñaareel ba mu tënkee loolu tubaab bi dafa fexe góorgóorlu pour dëkk yooyu bañ a avancer maanaam li ñuy wax industrialisation loo xam ne nañ ci ñëwaat léegi ci biir waxtaan bi tubaab bi dafa def tout pour dagg ko avec le pacte colonial bi nga xam ne dafa amoon 4 points yu mu tëraloon mooy primo dafa bañoon dëkk africain yëpp mooy pays AOF yi bu kenn transformer matière première sa biir dëkk képp ko am matière première mën nga koy jox mën naa ko transformer ñaar sa ay produits boo koy yóbbu di ko jaay sax sama ay bateau ko war a jox man nii France amoo droit jëfante gi leen dëkk colon yi xam ne ñu ngi si biir Afrique ñett sama produit su ma koy jaay sama dëkk naa ko oyofal ba ngeen mën ko jaay bu gën a yow da ngeen am ay wàññi ci seen exportation maanaam pour encourager leen exporter leen ñeenteel ba marché la jàppe woon colonie bi lépp lu mu defar ci dëkkam ne dafa yow sànni ko ci biir dëkk bi xam nga kon Pape Maguette bu dee ba ñuy créer AOF te boobu 1800 li nga wax yëpp ci pacte boobu est-ce que jug na fi mu ne nii ba tey dugg fi 1895 la ñu créé AOF dañ ko formaliser ndax AOF sax existé na waaye formaliser guñ ko woon ba ñu formaliser AOF ci base lañ ko tabaxee woon France xalaat ne dafa bëgg unifier marché bi def ko benn marché boobu tey jii mën nañ ko méngale ak UEMOA dëkk yooyu bokkoon ci AOF yëpp mooy ñoom ñooy UEMOA tey France unifier monnaie bi de man sama benn mooy laa fi dugal mu tudd franc des colonies françaises d'Afrique mooy CFA France créé ko depuis 1945 dugal ko ci biir foofu France garanti ko ci industrie ba ne ko bul defar dara naa la jox lépp ba tey jii lépp lu ñuy dundee dañ koy jégaane ñun du dundee dara duñu soxla mburu sax bu ñu war a dékkee li koy defar farine de blé la ñu bay ñu blé ndax dañu tàmmal dañu habitué ci benn yaafuus bi nga xam ne yaafuus googu ba léegi dañoo guñ ci France boobu nag nga xam ne loolu la tabaxee réew yi am lu ñuy woowee indépendance man jàppee ma ko ba tey indépendance man dama jàpp ni nous prétendons être indépendants depuis 1960 mais nous le sommes toujours pas ndax indépendance dafa am ay réalités yoo xam ne yu laal yoo xam ne laala guñ ko interroger guñ ko duta guñ ci baram te waxaguñ ci léegi nag ci ubbi googu nag laay wax ne man kon économie bu dee dañoo jublu rek économie mooy li suqat defar réew économie bi laal koom-koom xaalis bi nga war a jëfandikoo li nga soxla maanaam sa ay soxla yow besoin askan bi lan la ñu soxla soxla boobu ñu soxla lan nga ci mën a def lan mooy li xam ne daf la të nga war ko jéggaane jëlee ko feneen ñooñu ñu soxla lan nga prévoir ni ëllëg moom lañu nar a doxee moom lañu nar a ittewoo maanaam lii mooy question yi xam ne maanaam ci économie dañu ko war a xalaat Sénégal fii wax dëgg yàlla yoon nekkuñ ci xalaat yooyu dañoo dugg ci benn agenda bi nga xam ne agenda internationaliste la bi nga xam ne mondialiste yi ñoo ko tëral dugal ñu ci ay ensemble économique yu ngande yoo xam ne dañu takkandoo rek ñëpp takkandoo ñu pour ñu gën a dépendant d'un système mondialisé unifié et coordonné donc économie Sénégal kon ci misaal si may tàmbali man fi may ubbee wax dëgg yàlla dama ne nous avons une économie de subsistance bi nga xam ne économie gros village la bi nga xam ne mënaluñu dara suñu bopp nous sommes totalement dépendants bu tey jii jéyee amoon ba ñu tëj àdduna bi te Covid bi wane na ko suñu tëjee frontières yi wala yeneen dëkk yi téye seen loxo ñun ñooy bokk si dëkk yi xam ne dina am ñu fi yuuxu dina am ñu dee ak xiif ndax mënaluñu dara suñu bopp si ay nations yóbbaale ba la ñu bokk loolu nag daf ñuy pousser ñu interroger wu ci modèle économique bi xam moom la ñu tëral ñun déjà depuis ba ñuy woote indépendance suñu revisiter tous les plans yoo xam les plans quinquennaux plans quadriennaux yi tous ces plans là les plans yi ñu imposé yoo xam ne organisation internationale ñoo ñu ko jox DSRP yeeg plan d'ajustement structurel yeeg li yëpp bu ñu ko xoolee à la fin lan lay jariñ Sénégal su may xool PIB nga xam ne lenn la lu ñuy mesurer richesse te mesure bu ñàkk solo la bi nga xam ne wax dëgg yàlla économiste yaa ci la nga am yenn économiste yi ndax Abou Wele mi bokkul ci économiste xuur dabb yooyu ndax économiste yi nag comme ni mu amee ay journaliste xuur dabb am ay homme politique xuur dabb dafa am ay économiste xuur dabb te dañoo fi bëri donc PIB boobu bu ñuy xayma Sénégal ci PIB 1960 le PIB par tête tourné autour de $1096 par tête bu ñu demee ba 2018 bii weesu le PIB ba tey mu ngi ci $1100 maanaam $2 moo yokk par tête kon dëkk bi kon dañoo def ñun sur place instant bi nga xam ne pendant 60 ans boo demee dans les pays li ñuy wax les pays dragons wala les pays tigres
ils ont multiplié par 20 ñii par 40 seen PIB par tête. donc kon dafa am yenn dëkk yoo xam ne Sénégal dimbal na leen jamono yu weesu yi yu mel ni ay Corée bii Corée Sénégal dimbal na ko ci année 70 yi may ko ceeb jàppale ko Corée boobu tey jii puissance bi yóbbu ay satellite ci kaw jaww ji kon dañoo war a interroger ñun Sénégal lan moo tax en année 73 ba sécheresse di am ñu ma gën dëkk yi ñoo tolloo woon ci wàllu économie tey jii ñooñu la ñuy lim ci ay puissance mondiale ñu bokk ñu boole ñu si dëkk yi xam ne dañuy yelwaan leen di may donc foofu mooy principale question bu jar a poser interroger les besoins économiques l'organisation économique la structure économique te foofu nag la apportu Mamadou Ibrahima di amee solo ndax quand on parle d'économie mun ñu wax économie sans aborder diplomatie économique mun ñu ko wax sans interroger la gouvernance économique mun ñu ko aborder sans interroger la stratégie économique donc lii yëpp dañ ko war a boole conjuguer ko pour mën a atteindre ay objectifs yi nga xam ne objectifs yooyu nag moo lëndëm Sénégal ñu amuñu objectif bu gën a ngand bu suñu état yi am mun naa ko misaal si ñetti biir kese benn bi fexe attractif pour attirer ay idées maanaam partenaires yu gën a mag yi leen kaay ngeen def seen xaalis ngeen liggéey ngeen jël ngeen yóbbuwaat seen dëkk lii mooy objectif bu gën a ngand bu suñu état yi am muy benn yeneen objectif bi ñaareel bi mooy dem lebi ji bitim réew pour mën a fay ay salaire ak mën a régler exportation yi importation yi dañoo xam ne koo soxla pour dund ñu mën koo fay pour dund ñetteel ba jéem a laamisoo ba am ay dëkk yu ñu mën a dimbali di ñu may ak di ñu sarax bu ñu amee ay jafe-jafe suñu économie Sénégal mën ñu ko misaal si ñett yi pendant 60 ans yi xam ne dañu existé ñun te lii nag wax dëgg yàlla tabaxul réew defarul dëkk donc ubbi la woon nag ndax xam naa ni kilifa gu mag gi lii moom thème la bi nga xam ne thème gu mu jekku la njort naan dañu laal le paradigme économique sénégalais bi nga xam ne qui ne coïncide pas ak ñun parce que ñu plan yi ñu am yëpp defaruñu ko lii tamit particularité Sénégal la depuis Sénégal bu nekkee Sénégal ba tey lépp luy plan yu jëfandikoo ñun defaruñu ko moomuñu ko ba ci DSRP yi may dégg document stratégique de réduction de la pauvreté yi nga xam ne organisation internationale ñoo ko gëstu bind ko jox ko Sénégal ne ko doxal ko plan de semence structurel li kasaalika FMI moo ko defaloon jox ko Sénégal ne ko doxal ko PSE bii Macky Sall di ñu jaay ñun dañu ko jéegaane cabinet ko defar ñoo jox ko Sénégal nu mu amee plan Sénégal émergent la amee mbooleem plan émergent ci biir Afrique bi yëpp ndax plan yi fi ñu ko defaree jéggi na Sénégal wala précaré bi maanaam yi fi tubaab bi la donc kon bu dee nag ñun defaruñu dara suñu bopp mënuñu dara te pourtant compétence yaa ngi fi xam-xam yaa ngi fi kon ñun war nañu taxaw seetlu pour mën a jël économie Sénégal tabax ko ndax économie bi dafa musul sax taxaw bañ koy taxawalaat donc peut-être loolu moo nekkoon di moon ubbi di am mbégte lool xam ne tey moom nag gars yi génnee këyit yi fëy yi ak big yi ndaxte gëstukat bu yéewoon ci li muy gëstu la ñu andi tey ci wàllu économie donc jërëjëf Pape Maguette macha allah ouverture bu am solo ñu joxit ko am solo muy professeur Abou Wele mu ñëw ci waxtaanee lu mu xam ni nga ko waxee muy mbirum koom-koom économie xam nga wax ci li nga xam nag dafa nekk lu neex dañ ci nekk à l'aise bu ñu noppee nañ ñëw ci Mamadou Ibrahima wax nga ne am na ci moom it lu am solo lu mu war a mën a indi ndax ku wax économie wax diplomatie moom diplomatie économie sax ci lay yëngu waaye professeur ndax Sénégal fi mu toll dëkk la boo xam ne nii am na économie bu mu moom ndax lii nga xam ne moom la wax ci pacte colonial bu ñu ko seetloo muy ñeenti points yi nga wax léegi amul benn boo xam ne ni jóg na fi ndax transformation bu dee moom la li ñu ko def Sénégal bariwul bu dee gis nga rek gerte gi déjà pour ñu bay suñu gerte jaay ko suñu réew problème bu rëy la da ngay gis ñu naan kii moo am droit jënd rek seen waay bu ñu fi ñëwee bu ñu jënd fii ak nañ leen kot ci àll beeg yu kenn xamul économie sénégalaise professeur Abou Wele ndax tey am na lu taxaw loo xam ne nii ñun ñoo ko moom suñu bopp lu ñu mën a tuddee économie comme ni mu ko weddee moom waaw d'accord démb dafa am lu xew bi muy xewee dama ruus sax mooy satellite bi Tunisie sànni mu jëm ci jaww ji satellite à 100% pensé et conçu en Tunisie waaw Tunisie boo xool le dinar le dollar tunisien nga xam ne moo ëpp daanaka dollar américain kon ñooñu lu muy wane ne dañoo mës a gëm seen bopp waaw di travailler pour seen bopp dégg nga di travailler pour seen économie waaw Sénégal liñ ci mën a wax comme ni mu ko waxee ne faux départ lañ def non seulement dañoo def faux départ mais ñëw itam samp loo xam ne kenn xamul lan lay niróol waaw wax naa ko ci ay programme bi parce que dama ne kenn mënu fi wax économie te junjoo loolu l'aspect géographique déjà ak yooyu kooku il faut que ñu junj ko pour Sénégalais yëpp xam ci ban musiba lañ nekk région du Cap-Vert 450 kilomètres carrés 0,27% de la superficie totale du Sénégal qui est de 201 000 kilomètres carrés ci focus boobu rayon bu tuuti boobu concentré
90% des infrastructures, 75% de la masse salariale, 75% des emplois ak presque entre 30 ak 40% de la population. kon lii ci ban dëkk la ñu nekk waaw y a pas de pays déjà waaw ñoom ñëpp ci Senghor ba tey dañoo ñëw di gérer Dakar ku ci gérer Dakar léeg-léeg nga am loo wiccax ci région yi yaakaar na defar nga Sénégal dégg nga j'ai fait un bon bilan bismillah ñu dem kii fi nekk tey moom il est devenu le champion waaw ba mu demee sax bay penser une nouvelle ville ci buntu Dakar la ko xalaat muy Diamniadio avec 3 milliards d'euros waaw pour vous dire que boobu ba tey dégg nga on n'a pas affronté les véritables problèmes yi nga xam ne ñoo fi nekk waaw léegi li nga wax ci est-ce que ñoo moom suñu économie mais moomuñu suñu économie waaw c'est une économie qui est totalement extravertie te kii li muy wax yàggul rek il y a des années de cela lépp lu Sénégal un pays comme le Sénégal commandé à l'étranger dafa waroon jaar France tekki ay taxam mu doog a ñëw fii Sénégal même loolu français yi jaarale nañ ci dégg nga pendant kenn xamul combien de temps voilà léegi booy seet li nga xam ne moo fi nekk muy économie produit intérieur brut boobu muy wax PIB boobu dégg nga Sénégal dëkk bu toll ni Sénégal ñu naan la ay 10 000 milliards moom mooy PIB bi vraiment ça veut dire que liggéeyuñu waaye produit intérieur brut boobu sax boo koy xool daanaka 60 à 70% entreprises étrangères yi ñoo ko moom waaw ñoom nag nee nañ la 30% la ndax ñoom loolu lañ fi nekkee boobu ba tey la manipulation des chiffres waaw ñëpp gis nañ loolu beneen bi nga xam ne moo fi am sooy seet un pays comme le Sénégal ñu naan la forces armées gendarmerie police yëpp boo loon doon xayma ñu ngi tourner ci 20 000 personnes ci population wu 17 millions de personnes nga xam ne amuñu sax loo xam ne mën na sécuriser suñuy frontières wala di instaurer nangam wala nangam beneen bi gis nga coow li fi am fan yi parce que économie bu kenn caaxaan économie dafa ay fondamentaux yoo xam ne daf ciy tëdd ba noppi nga doog a mën a wax nag ay politique économique justice li fi xew fan yi wane na ne que les Sénégalais n'ont pas confiance à la justice sénégalaise amuñu ci benn confiance kooku beneen pàcc la boo xam ne daanu na politique lii ñuy xool assemblée nationale dégg nga di xool li nga xam ne moo fi yam et cetera wane na ci ban façon dëkk la ñu nekk waaw exécutif itam gis nañ ni ñuy doxalee li nga xam ne xewatul fenn ci àddina bi ministre bu toog yor budget am agent comptable am mu koy defal ay kayit muy ordonner ay dépenses muy génn comme lettre à la poste amul fenn ci dëkk bi leneen li mooy la corruption endémique bi nga xam ne moo am fii Sénégal ne ci zone rouge ay at waaw ci zone rouge ay at 126e rang mondial dégg nga presque 45e sur 54 pays en Afrique pour dire que kon on a des problèmes véritables beneen bi disparité yi nga xam ne moo nekk ci diggante nit ñi société bi waaw fii masse salariale boobu ñuy tudd sax muy 1100 milliards dañoo ne la bu fekkee 1000 milliards la 500 milliards yi 5% des travailleurs ñoo koy séddoo 500 milliards bi ci des 25% des travailleurs ñoo moom 50% bu muy 250 milliards yu ñu séddoo waaw kon léegi lu ma tudd 30% kon 70% yi ñoo séddoo 25% de la masse salariale dëkk bi tout est en sens dessus dessous looloo fi am waaw leneen li ci suñuy ni nga xam ne moom la ñuy doxalee suñu dëkk da ngay seet commande publique bi yëpp ay étranger lañ ko jox loo wax ay étranger lañ ko jox waaw naan dans le cadre de la coopération bilatérale ak nangam ban bilatérale fan la ñu mës a gis une société sénégalaise boo xam ne dafa am ay emprise dégg ci ay marché en France wala en Europe wala feneen loolu daf fay yàgg waaw ñun ñoo jël suñu bopp jéggaane ko xaw ma joxe ko keneen léegi ñoom croissance bi ñu bëgg croissance boobu ngay tudd croissance moom lu mu doon croissance boobu ngay tudd croissance mooy produit intérieur brut bu yokku maanaam richesse bi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi tey yokku croissance boobu ñuy tudd Sénégal naan 7% bu dee 7% te ñoo am taux d'accroissement démographique boo xam ne 3% la wala 3,5% dañu ne de manière élémentaire da ngay def
nu mu tudd le rapport def 7% moins 3,5% mu desale 3,5%. 3,5% bu ci des ba tey moom a goo ko ñu xool la ci européens ya am. ñu ne 70% xanaa 2% et demi dem na mu desale 1%. moo tax bu kenn nax kenn toujours ñu wax nit ñi gën a pauvre di gën a sonn naan li ñuy wax anamu dégg nga fan la nekk lii dafa mel ni léeboon ak lippoon. ah c'est ça la vérité. on ne peut pas s'amuser dégg nga avec l'économie. lii nag boo gisee mu mën fee am maa ngi fàttaliku ñun bi ñuy def terminal maa ngi doon jàngandoo léeg-léeg parce que ñun on avait fait 5 ans d'économie déjà 4 ans d'économie bi ñu yegg terminal ndax ñun ñoo doon série B bi nga xam ne 4e secondaire la doon commencé jàng économie bi ñuy yegg terminal déjà def nga 4 ans de théorie économique di jàng ak suñuy grand yu nekk ENAM ñooñu boobu lañ commencé jàng ay théorie économique léeg-léeg bu ñëwee toog nii di jàngandoo ñu naan ñu booy wan leen ñu parce que yéen da ngeen yàgg ci affaire yi yooyu gis nga dafa am ay concept yoo xam ne ci laa ci découvrir benn concept sama benn grand tegal ma ko ne ma kaay ma jàngal la lii toute politique économique prise au sein d'un État sans tenir compte du contexte international est irrémédiablement vouée à l'échec yooyu loolu la ñu formaté suñuy intellectuel alors que économie endogène moo tax ñuy wax li nga xam ne yow yaa ko moom ba noppi dem nañu ba ci seeni bopp sax ñi nga xam ne ñoo ñuy diriger ne toujours dégg nga bitim réew ngay considérer avant nangam wala nangam waaw ci rapport yëpp diplomatie économique boobu ngay wax pour ma cof ci rek dégg nga qu'est-ce que c'est que la diplomatie la ruse contre la force on n'a jamais su utiliser dégg nga le génie sénégalais dégg nga pour affronter kenn au plan économique dégg nga au plan international wala nangam leneen li mooy li ñuy wax économie yi du ñu dem illa yawmi diini et puis foofu laay daaneele quand tu prends un pays comme le Japon na amul benn ressource mais le Japon transforme tout ñun on a tout et on ne transforme rien c'est ça l'anomalie fondamentale ba nga xam ne moom mooy suñuy économie waaw kon nag ñu tëjee ko ak li nga xam ne moom moo sooke lii yëpp mooy mal gouvernance on n'a jamais eu les leaders yi ñu soxla on n'a jamais eu bonne gouvernance mooy justice bu rafet mooy y a pas de corruption dégg nga mooy intérêt dëkk bi balaa dara parce que am na contrat yoo xam ne boo koy signé war nañ la jàpp pour haute trahison pendre la parce que am na loo xam ne waroo ko signé contre ton pays les gens l'ont fait soo seetee depuis 2019 nag depuis 2000 bi Ablaye Wade ñëwee ça c'est accéléré ku jaay Sonatel un secteur aussi stratégique suñuy pourcentage yi daanaka moo ko jaay parce que dafa soxla woon xaalis ku jaay ICS qui faisait 130 milliards de chiffre d'affaires mu bazardé ko à 27 milliards Ablaye Wade ba tey les contrats sur l'or Sabodala ay tonnes d'or di génn par an ñu koy def ci avion muy dem waa Kédougou yi di taxawaalu di tàllal seen loxo amuñu sax lu ñu lekk wala ñu naan qui a fait ça encore Ablaye Wade la Sonacos qui avait un patrimoine foncier évalué à plus de 100 milliards dégg nga mu bradé ko à 5 milliards dans le cadre de la libéralisation kii bi mu ñëwee nag moom il a déroulé complètement le tapis rouge à la France c'est-à-dire qu'il a aplati la nation sénégalaise dégg nga en face des puissances occidentales et impérialistes waaw yii naka la développement mën a amee balaa ngay wax waxu théorie économique kay nga commencé sax ci volonté ana volonté bi nga xam ne am nañu ko très bien foofu laa commencé macha allah sof na lu am solo ci sa introduction léegi nag ñu dem ci Mamadou Ibrahima ci xam naa aspect international beeg yooyu ginnaaw moom ci la gën a dégg waaye nag économie sénégalaise boo ko doon natt bu dee am na sax laay wax parce que professeur moom nee na existé wul comme c'est un gros village nag moom amul économie amul dara li Abu Wele wax conforté ko waaye boo seetloo économie yëpp boo ko jëloon teg tey ci table ji bu sénégalaise bi ñu mën a tuddee économie sénégalaise fan la ci toll bu doon ab rang la lu ñuy joxe ay rang yooyu. jërëjëf Pa Maguette di rafetlu kàddu yi fi jib muy kàddu yoo xamante ne ni kàddu xam-xam la
pour xuus nag ci sa question bi damay tàmbalee ci ne économie mooy koom-koom mooy koom-koomu réew ñu war a distinguer économie ak marché wala économie ak bourse koom-koom nag li ko lal dafa bari du jënd ak jaay kese école ci koom-koom la bokk santé ci koom-koom la bokk culture ci koom-koom la bokk jënd ak jaay ci koom-koom la bokk defar transformer exporter ci koom-koom la bokk boo gisee ma def fàttali bu gàtt boobu c'est pour wane koom-koom ni mu yaatoo ak ni mu yoree réew léegi ndax koom-koom lañu yore dëgg la koom-koom lañu yore waaye koom-koom bi dañ ko defar pour ñeneen di ko jariñoo maanaam ba ñu amagul indépendance damay dem ci pacte colonial bi dafa am noo xam ne noonu la ñu mooñee koom-koomu Sénégal ak koom-koomu bépp réew boo xamante ne nii mi ngi ci Afrique de l'Ouest pour jël cas bi ñu concerné naka lañ mooñee koom-koom yooyu tubaab bi daf ko mooñ boo xamante ne nii daf koy permettre moom lépp lu mu manqué ca bitim ca réewam mu mën a ñëw fii jël ko maanaam marché la ko defoon boo xamante ne nii du ñëw jënd day ñëw jël yóbbu defar indiwaat jaay ñoo ci la tabaxe lépp même école ak sunu système de santé nañu tabaxee yeneen yi lañ ko tabaxee dañoo formel ay médecins defal ñu ay jumtukaay jaay ñu jumtukaay yi sunuy médecins di ko utiliser dañoo tabaxal ay école jox ñu ay enseignants ñu formel ñu ay enseignants ñu wéy di ñu jàngal donc maanaam ba ñuy tabax koom-koomu réew dañ ñoo tënk ci loo xamante ne nii du ñu ci mën a génn ndax bu ñu ci génnee ñoom dootuñu defaru comme ni ñu defaroo ba egsi fii léegi nag ginnaaw def nañ considération yooyu naka la koom-koomu Sénégal tëddee ba tey mu nekk ci loxool bitim réew wane nañ trajectoire bi waaye nit ki nag dinañ la tënk ngay xeppaliku ngay màgg di xemmaliku naan naka laay def ba tinki sama bopp am na ñu ci dox ay jéego am na ñoo xamante ni jéemuñu ci dara biral naa ne nag ba ñu amee indépendance ba léegi ay jéego am na waaye li ñu war a xool mooy est-ce que jéego ya ñu def méngoo naag ak jéego ya ñu mënoon a def ndax nit dina mën a daw 200 kilomètres daw 10 kilomètres sunu njiit yi nag dañoo joxul seen bopp ambition yoo xamante ne ni danañ daw ba raw dañoo yemale seeni bëgg-bëgg yemale tamit seen fit que ne mën nañoo tikki buum yi ñu leen takk dëkk yi nga fi wax lépp noonu lañ leen defoon waaye dañoo am volonté tenkeeku ne kat àddina nag rapport de force la te ñaar mënuñoo gañe comme ñaar mënuñoo gañe te rapport de force la naa fexe ba rapport de force yi féete sama boor wala bu féetewut lépp sama boor tamit dana am loo xam ne dana féete sama boor ba ki nga xamante ni moom laay amanteel dem ak dikk ci économie mu sóoraale ma ci lu bare loolu nag Pape Maguette professeur
dafa amul. Sunu économie nañu ko tënke woon dafa tekkeekuwul ba tey léegi nag pour nga tekki ko d'abord dafa am génération yoo xamante ne ni ñu ngi meññ Sénégal ñu ngi meññ Afrique génération yooyu il faut ñu leen di déglu il faut ñu sottente seeni xalaat ba pare nag dañu fi fekk loo xamante ne ni muy un substrat culturel ak doctrine yoo xamante ne nii ci maam ya bu ñu ci jàppandikoo gëstu ko doxal ko Sénégal dana jëm ci kanam. Damay joxe misaal boo xamante ne ni dama ko gëm la doctrine mouride le mouridisme doctrine la boo xamante ne nii bu ñu ca jëlee la nga xamante ne nii noonu lañ war a doxalee koom-koomu réew danañ dem ca kanam ca dinañ mën a joxale ak économie àddina ca duñu nërmeelal li nga xamante ne nii mooy sunu pilier sunu ndëgërlaayu koom-koomu réew loola nag wax dëgg yàlla ba tey amagul boo gisee Sénégal agriculture Sénégal ña ko ŋànk ay chef religieux la ñooñu joxe nañ misaal benn mag dafa doon wax ne cimenterie bu Sococim Serigne Cheikh Tidiane moo ko moomoon actionnaire majoritaire donc ñooñu teeloon nañoo xam ne koom-koomu réew boo ko téyewuloo dara léegi nag Pape Maguette da nga poser question bu am importance mooy ndax jébbaluñu France sunu koom-koomu réew dëgg la jébbal nañ France sunu koom-koomu réew waaye tamit secteur privé national jàppalewul réew mi ci secteur yoo xamante ne ni tey bu ñu toogoon xeex ko ñime ko am patriotisme économique tubaab yi duñ fi am li ñu fi am da ngeen a tudd Auchan man bokkuma ci ñi wax naan France dégage ak Auchan fermé non xam nga ci ñan laa bokk ña nga xamante ne ñu ngi xool doomi Sénégal yoo xamante ne ni tey seen am ñëpp ràññee nañ ko ci réew mi ñu mënoon a taxawu askan wi ci bëgg-bëgg boo xam ne bëgg nañ ko askan wi ca du doon intérêt nit kese ndax patriotisme économique nag boo koy définir mooy jiital sa réew ci sa bopp par rapport sa bopp ci am ak aminu àddina bis boo jiitalee sa réew ci aminu àddina yow di nga jox sa réew loo xamante ne ni doo ko jox sa bopp tubaab yi noonu la ñu tabaxe seen réew dama wax sànq ne Auchan ñaata sénégalais ñoo nekk ci biir Sénégal mënoon a def lii Auchan def ñaata lañ di profiter nag di citer benn nit boo xamante ne ni tey muy EDK képp doomu Sénégal bépp gouvernement war ngaa xool ci EDK ne xam ne lii mooy patriotisme économique te EDK ku ko jàppale Sénégal dana dem ca kanam moom rek laa mën a citer nag à part les entreprises de presse gàcce ngalaama Sidi Lamine Niass gàcce ngalaama Youssou Ndour gàcce ngalaama Bougane Gueye Dany El Hadj Ndiaye pour ne citer que cela. Pour permettre à Orange de déployer tey transfert u xaalis yëpp on a égorgé Wari un Sénégalais waaw c'est lamentable yi nga xam ne pour dëggal rek li nga xam ne moom ngay wax voilà ñooñu xale yooyu ni ñu ŋànkee secteur yi ñu nekk loolu la inaqua ay ñoom Serigne Mbuub ay ñeneen ak ñeneen mënoon a jàpp ci réew mi bàyyi bâtiment bàyyi l'immobilier tabax askanu Sénégal ndax seen doom yi di ñëw seen sët yi di ñëw
fekk fi loo xamante ne nii dëkk ya ñuy nekk ca Europe ca Amérique ca Asie loola la seen i maam seen i mag seen i tanta seen i góor tabax loolu nag patriotisme économique léegi benn laa la ciy laaj rek laata may joxe. dem ci professeur mooy yow en tant que négociateur international c'est-à-dire li nga xam ne moom la Sénégal di signé ak yeneen i réew jëm ci yenn yi lu mel ni autoroute à péage bi gis nga ko d'ailleurs sax am na lu ñu ci yokk ci ay at yoo xam ne nii moom lañ ko war a exploiter ñoom pour moom ko laata ñu ciy jote c'est-à-dire Sénégal li muy faral di signé est-ce que loolu mi ngi ciy sédd askanam di ci sédd réew mi waaw li gouvernement yi signé sax laay wax ñu jiite réew mi Pape Maguette question bi dafa xaw a jafeñ nag ndaxte dafa am loo xam ne pragmatisme la ak réalisme parce que booy dund doo yem rek ci gént da ngay def analyse ci lu concret ak dundinu réew la réalité dafa am lu ñuy bu ma bëggee définir tuuti diplomatie économique mooy lan parce que nag cette diplomatie classique dafa xewi da atteint ses limites. léegi du nekk rek une représentation diplomatique ci benn réew da ngay xool réew yi nga nekk naka nga mën a fexe ba entreprise yu mag ñi lënkaloo ak ay entreprise fii ci sa réew ñu def ay joint venture def boole seeni synergie ba tabax loo xamante ne nii dina am transfert de technologie dina am transfert d'expertise dans les deux sens mais ça pour ça diplomatie économique ci ñaari sens la aller retour la naka la ñuy fexe ba ñi ngànk koom-koomu Sénégal ñu mu leen di jëmmal di leen gis bitim réew ñu àndandoo ak ña ngànk koom-koomu bitim réew ñuy lënkandoo pour ku ci nekk di jëfante ay avantages pour sa réew gën a kanam maanaam l'image du Sénégal en Espagne l'entreprise sénégalaise en Espagne à Genève en Chine aux États-Unis en Belgique etc. léegi nga ñëw ci négociation yi dafa am solo trop foofu nag ci la ñuy naxee ñëpp ci lañ lay dugale ci tamit ci loo xamante ne nii dootoo ko mën a dindi dafa am lu ñuy wax de country negotiation team maanaam réew bu nekk dafa war a am équipe de négociateur ci biir diplomatie ci biir état duñ ne ministère bi dafa am négociateur non pays bi ci boppam moo war a tàggat ñoo xamante ni équipe boo xamante ne nii moom la ñuy waxee the country negotiation team absolument bu boole nag ay profilage yu bari dafay am ay diplomate am stratège am ay avocat yoo xamante ne nii xam nañ le commerce international xam nañu réew yi lu ñu soxla ak lu ñu soxlawut ak moo bu nekk li mu mën a peser ci contrat ak tamit bu jafe-jafe amee naka lañ mënoo daboo contrat damay mës a wax ak benn spécialiste en négociation internationale bu nekk Pérou mu ne ma sunu gaz sunu pétrole ak ay Venezuela lépp chef d'état bu ñëw bu ci defee loo xam ne waru cee def nañ ci clause yi négociation yi loo xamante ne ñun bu keneen ñëwee dana ko dindi te du dem tribunal arbitrage absolument parce que arbitrage souvent entreprise lay jox doole waaye réew boo ko bëggee di dem négociation fexeel ba am outil yoo xamante ne ak jumtukaay yoo xamante ne nii dana protéger sa réew sa intérêt réew ci bépp pexe boo xamante ne nii kay ñëw di wax ak yow négocier moom mi ngi pexe mooy naka lay amee avantage ci yow naxante la daal naxante la très bien loolu nag bu ñu seetloo contrat yi ma gis Sénégal daf ci manqué trop bu ma questionné manquement yi fan la jógee dama naan xëy na jiitaluñu intérêt Sénégal absolument ndaxte kat professeur bu ngeen dee négocier kër damay jox misaal bu gàtt
ngeen ne da ngeen a bëgg a jënd kër ci nit ca nit kooka kër ga mu war a jënd mu ne la jaay ma ko waaye boo ma ko jaayee 500 millions dinaa yëkkati 100 millions jox la dootoo gis sa njariñu réew absolument ca nag loolu dafa bari ci sphère internationale corruption loolu nag gëm sa réew moo mën a tax nga mucc ci il nous faut des fonctionnaires yoo xamante ne nii dara feesul seen bët lu dul servir comme sacerdoce. D'accord. Il nous faut des leaders yoo xamante ne nii bu ñu yëgsee ci nguur dara du nekk seen yitte lu dul askan bi rongañu askan bi contentement askan bi ak défendre askan bi. Très bien. ma jeexal ma ci jeexal ci patriotisme économique ak la classe le secteur privé sénégalais gis nga Covid bii jàngat la indi ci ni secteur privé sénégalais échoué échec yu bari nañu ñi may wax ji bëgg leen moo tax ñu war leen a wax lii bëgg leen moo war a tax ñu taxam ne xool leen ci EDK xool leen ci patron de presse sénégalais yi pour ngeen jël le secteur de l'agrobusiness agriculture élevage la transformation ndaxte loolu nag alal la bu fekkente ne da nga bëgg a ji alal tey mu meññ tey doo def loolu ki tabax Auchan dem leen ngeen laaj ko ñaata at la nekk pour tabax Auchan ki tabax Aldo ki tabax Carrefour ki tabax Macy's dem leen ngeen laaj leen ñaata génération ñoo fi nekk ba ñu mën a tabax lii loolu nag secteur privé sénégalais moo ko war a dox moo ko war a jëmmal état gunge leen ci très bien ñu dem ci ñu wéyal ba tey professeur ci beneen tour de table bi cette fois-ci nag lu jëm ci wàllu contrat yi ni ma ko laajee Mamadou Ibrahima ndax Sénégal ñiy dem di négocier pour réew mi li ñuy négocier am na ci loo xam ne ni yow gis nga réew mi jële ci njëriñ moo xam autoroute bi laa geneen ak geneen waaw jërëjëf Pape Maguette donc dafa am lu am solo ndax Mamadou Ibrahima c'est un fin négociateur dafa nekkaale tamit ci diplomatie économique dafa am solo li mu posé comme condition parce que effectivement loolu mooy li am partout ailleurs dans le monde projet bu mel noonu ci secteur privé national pour fàttali jamonoy Senghor gars yi xaatoon nañ ko ñoom xaatoon nañu jéem a xool ñu dooleelee le secteur privé national parce que gisoon nañ ni lépp luy richesse yu créé wu biir Sénégal diggante tubaab yi ak naar yi ñoo koy séddoo yóbbu ko même pas 5% mooy nekk ci loxo Sénégalais yi lépp ay tubaab c'est des Français d'ailleurs ak les Libanais yoo xam ne ñoo fi nekkoon ñooy rawale lépp ñoom ñoo moomoon presque lépp partisans Senghor yi ils ont mal pensé nu mu tudd sax doole bi ñu war a dooleelee le secteur privé national ñoom dañoo xalaatoon créer benn compte moo nekkoon le fameux compte K2 compte bi nga xam ne pour jéem a jox doole le privé national créer ay milliardaires sénégalais pour ñoom ñi mën a taxaw le marché sénégalais mën a yor mbir mi compte boobu fees ko bu mag a mag la woon compte boobu luubal ab sàcc kese la compte sàcc loolu bi nga xam ne on a financé des gens yoo xam ne dañ ko jënd ko ay tool jënd ko ay oto ñu taxi ay jabar ñi c'est que c'est des milliards yoo xam ne dafa ne fouraas entre ay hommes politiques yoo xam ne ñoo fi nekkoon ak ay sëriñ yu bëri yoo xam ne ñoo nekk xaalis boobu donc pour ma part ba dama jàpp ne modèle bi ñu tubaab bi gëmloo ci benn système capitaliste ouvert bi nga xam ne le privé dafay am doole bañ na ko ñoo créé sax ñoom ay